asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Prestige TV lëkkaloog seen site internet www.prestige.com ñu ngi am mbégte jël soit fii ci seen émission Prestige éducation yar yaru yeete émission bi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu yar xale gunge xale di leen accompagner di leen wan yoon wi waaye rawatina itam di wan parents yi di leen wax li nekk ci éducation ak formation des jeunes et dinañ ko teg fii ci émission bi leeral ko ànd ko ay kàngam waaye saa su ne ñu koy partagé di ko séddoog suñu jigéen Diary Camara di ko nuyu Diary ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission bi. maa ngi lay fay Jawe di la dalal di la ziar yow tamit di la wax ne comme toujours rek nekk seen fidèle serviteur vraiment tey nag gis ngeen nag moom xaw naa froissé trop dañu nekkoon ci waar wi rek mais sinon Prestige TV encore ci kaw ca kanam rek Prestige éducation. ci kaw ca kanam merci beaucoup Diary ñu am mbégte Diary ngeen ñu gan goo xam ni ku ñu miin la ci éducation ku ñu miin ci formation kooku duñ ko présenté yow Diary yaa ñu koy présenté gan gi waxaatal mooy kan bu ko defee Thiès téléspectateurs yi xam ki ñu jàkkaarlool ak ki ñu ko sékkal di waxtaan boo xam ne am na solo ci wàllu éducation kooku mooy kan. waaw xanaa ki ñuy présenté tey moom xam naa ni waa Thiès yëpp xam nañ ko mais dañuy dolli rek comme ça di ndax ndombay tànk yi moom day gën a yokk macha allah ñu koy wax monsieur Ali Dia. Ali Dia nag dafa nekk un enseignant spécialisé au niveau de l' institut national d' éducation et de la formation des jeunes aveugles ñu koy gën a xam ci INEFJA. mais aussi mu nekk aussi le coordonnateur du projet SHC INEFJA aussi di ko piloté depuis lors moom la ñu dalal tey kooku administrateur lañ koy wax ñun mooy suñu invité du jour. mooy suñu invité du jour. tur bi ma ko dégg laa xam maa ngi doog a fàttaliku kan laa amal affaire muy Ali Dia monsieur Ali ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu émission Prestige éducation yàgg nañ laa dalal mais tey nag mu nekk émission boo xam ne spéciale la ndax li ñu war a waxtaanee c'est 100% éducation Ali télé baa ngoog téléspectateur yaa ngoog ñu ngi lay dalal ci émission bi. merci beaucoup asalaamaaleykum Diawe asalaamaaleykum soxna Diary ñu naan ko Tata Diary. asalaamaaleykum ñi nga xam ne ñooy mbokki internautes yi mbokku téléspectateurs yu Thiès Prestige ak aussi Prestige éducation maa ngi leen di nuyu di leen ziar di wax nag man damay am mbégte tout le temps su ma delsee jàkkaarloo ak yéen wala su ma delsee ci télé bi damay am mbégte damay am contentement parce que xam naa ni li ngeen di liggéey askan wi la li ngeen di liggéey aussi lu am solo la donc maa ngi leen nuyu di leen ziar. ñu ngi lay fay Ali tey ñu nekk ci béréb bi nga xam ni béréb bu spécial la ku ne place de France ñu ko daan dégg ñu ne mairie ville ñu ne promenade ñu ne Michelande dañu xam ne yaa ngi digg Thiès tey nag ñu nekk fii ci mairie ville bi utiliser espace bi fas yéene waxtaanee ci éducation waaye li ñu jàkkaarloo muy stand yoo xam ni dafa am benn événement bu xew muy journée internationale du livre de Thiès. Ali sa présence ci journée boobu lu ko waral. waaw jërëjëf ndax li tax tey jii ñu teew ci salon international du livre de Thiès muy une première fois dans l'histoire du salon de livre li ko indi du lenn lu dul dañu toll ci maanaam ci ère bu ñuy wax nii ère inclusion la ñu nekk l'inclusion nag bu ñu koy wax mooy. Doxalin mooy njàng boo xamante ni dafa ëmb ñëpp dafa boole ñëpp njàng mu boole ñëpp moo indi tey bu ñuy waxtaan ci nafar bu ñuy waxtaan ci téere bu ñuy waxtaan ci mbind bu nekk la ñuy wax thème bi waxul mbindu njàccaar waxul mbindu silmaxa loolu la waa salon bi comprendre ba déplacé wu ñëw ci ñun xamal ni ñun dafa am lu ñu bëgg a def tey jàpp nañ ni ñun war nañ ci mën a bokk tombeek nag ñun itam ci biir INEFJA ñu fay développé benn programme bu am solo ànd ko ak kuréel gu mag goo xam ni ci Nations Unies la nekk muy OMPI di organisation mondiale pour la propriété intellectuelle képp kuy bind képp koo xam ni yaa ngi bind la ngay bind OMPI daf ci am solo ndax moom mooy yor li nga xam ne moo koy aar moom moo koy yor donc loolu tombeek ñu am programme ak ñoom programme bi du lenn lu dul lii nga xam ne tey jii mooy livre njàccaar bi di ko jënd di ko ubbi di ko jàng ak ay gëtam silmaxa bi tam war koo mën a jël def ko braille di ko jàng ci ay yoxoom loolu dafa am ay jafe-jafe depuis bi INEFJA juddoo ba léegi depuis bi silmaxa di jàng ci Sénégal ak léegi dafa am jafe-jafe ndax jafe-jafe bi am moo di tey su fekkee ni borom xam-xam bu mag tey jawe bu bindee ab bataaxal ab téere la muy def ca page bu njëkk ba moo naan sama téere bii ne mayuma
kenn mu jël sama téere bi sotti ko ci beneen anam maanaam muy droit d'auteur mën ngaa jël benn page rek nga imprimer nga daal di koy photocopier ah wala ñaari page waaye livre yi rek amoo sax droit photocopier ko sax yow loolu indi nag jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñoom ñooy braillistes yi jël ab livre sottil ko silmaxa bi lépp ba mu jeex ngir silmaxa man cee jàng te livre yu ci ëpp yi ci gën a bari livre yu ñuy jëfandikoo ci école yi daara yi la bi ñu gisee loolu nag ñu ne dañ ci war a jóg daje na nag aussi adduna bi wërngal képp tam mbootaayu silmaxa yi jóg ci ba ca 2013 mu amoon daje bu am solo bu amoon ca Maroc ñu tudde ko traité de Marrakech ndaje boobu loolu moo fa judd traité boobu dafa wax ak auditeurs yi wax auteurs yi wax maison d'audition yi wax ak kilifa yi wax ak borom réew yi wax ak ministres yi wax ak ñi yor législation bi ni leen ñi nga xamante ni mënuñu lire ak seen i gët duñu mën a jàng téere yi ak seen i gët war nañu fexe ba ñoom ci seen bopp lépp luy téere ñu mën ko jàng naka lañ ko mën a jànge lépp loo xam ne mën nañ ko jànge rek bu fekkee ni réew bi dafa aay ci ñu soppi ko ci ay kàddu mu di ko dégg bu fekkee ñii dañuy aay ci soppi ko ay tomb ñu koy mën di laaj ci seen yoxo baax na su fekkee ni tam ñoo xam ne la seen gis neexul waaye mën nañ koo gën a ngandal maanaam def ko gros caractère mën nañ ko ñëw ñu jël ko yooyu yëpp ñu boole ko tëdd ko ni waaye nag daf ci am yu ci am ndax mënuñu ko def te kilifa réew yi te auteurs yi ñëpp ànduñu ci pour ñu ànd ci nag dafay nekk charte boo xam ni réew bu nekk daf ko war a adopté signé ko ni man de nangu naa léegi ci biir Sénégal maanaam képp ku fi nekk wala livre bu fiy dox ñun nangu nañ ni nañ ko sotti ci braille nañ ko sotti ci gros caractère nañ ko sotti ci audio ngir silmaxa yi mën ko jàng ñi nga xam ni seen gis neexul ñu mën ci jël di ko déglu ngir lan du ngir am xaalis waaye ngir sàkku xam-xam ngir mën a jàng loolu moo indi tey jii suñu teewaay fii ngir mën koo mandargal ngir mën a dajante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy maison d'auditeurs yi ginnaaw Sénégal. ginnaaw Sénégal loolu occasion la jaari doo ko de Ali développé na lu am solo ci li nga xam ni mooy seen participation ci salon bi nga xam ni mooy salon international du livre te bu ñu nee livre wax jàng bu ñu nee jàng wax gët te boo nee bët buy liir yaa ngi am ñoo xam da nga ciy génnee mooy ñi nga xam dañoo silmaxa mu ñëw défendre seen cause du solution jaari noo jàngatee loolu. waaw li ma koy jàngat man dama koy laaj ba pare parce que li tax ma koy laaj mooy wax na sànq li nga xam ne moom mooy la non ratification du traité de Marrakech. ma bëgg a xam ñoom ñu ñëw lan impact le foire du livre bi am ci ndax dina am impact ci ratification boobu parce que aussi boo gisee fii exposition vente la mais boo duggee stand l'INEFJA di nga xam ne foofu ñoom jaayuñu donc am na benn objectif moom peut-être bu leen indi boo xamante ne dina mën a impacter ci li nga xamante ne mooy ratification du traité de Marrakech. jërëjëf tey jii taxawaayu INEFJA ci biir salon du livre bi. comme ni mu ko waxee jaayuñu ñoom li ñu defar jaayuñu ko waaye nem Sénégal ratifié gul loolu. dañu ni duñu toog di xaar ba Sénégal ratifié mën naa yàgg ñi nga xam ne ñoo bind seeni téere ay sénégalais lañ comme ñun xam nañ ni ay silmaxa ñi ngi jàng wala ñi ko ci xam bari na wala ñi ko ci xamul aussi bariwul ñu ne bu ñu demee ci ñoom fëgg seeni bunt ni leen diw ñu ne nangam ñu ne leen seen téere bii kat xale silmaxa yi bëgg nañ koo jàng waaye pour ñu mën koo jàng fokk ñu sotti ko buñ ko sottiwul duñ ci mën a jàng loolu moo war ñu ne ñun nañu ñëw tey fii ginnaaw ñoom ñëpp dañ fiy daje waaye itam bu ñu bindee seeni téere ña nga xam ne ñoom lañ koy dénk ñi maison d'édition yi ñu yor njaay mi yor maanaam protection bi ñëw ñi tam ñoom ñëpp dañ fi ñëw dekk stand ñu xamal leen ni leen lii ñu leen di laaj ak di ñaan ngir silmaxa yi lii du lenn loo xamante ni am na jafe-jafe ndax nag nit dina bañ loo xamante ni xamu ko gis nga lu nit xamu ko am na ñoo xam ne xamuñu ni mën nañoo sotti seen téere yi def ko braille tey bu ñu jëlee ab téere sotti ko ci braille indi ko ci biir salon bi nit ñi gis ko beneen bi mooy yàlla def ñu tombe ak koo xam ne nii ku baax la moom ba ñu ko waxee la bind bataaxal ci loxoom daan ni moom jox na INEFJA autorisation ala yawmi diin
ci benn bataaxal bu ñuy tuddee regard de l'aveugle mu sotti ko nu mu ko bëgg a sottee waaye itam mu weccoo ko ak ay silmaxay adduna bi yëpp kooku tey bataaxalam boobu mu bind muy autorisation muy Serigne Mamadou Samb ñu koy nuyu di ko ñaanal dañu ko jël sotti ko réyal ko def ko poster bu mag a mag indi ko ci biir ngir ay naataangoom ak ay moromam yi bind ñëwee gis ni Mamadou Samb mii kat def na lii te ñoom ñi ay sénégalais doomu dëkk bi nekk ci dëkk bi di def ci dëkk bi ñu ne tam ñëw lii Mamadou Samb def kon bu fekkee ni silmaxa yi soxla nañ suñu livre fi Mamadou Samb jaar la ñuy jaar loolu moo tax tey ñu waroon di jël suñu oto di ndaw Dakar daw Ndar daw feneen ak feneen yàlla def salon international du livre xëccal ñu leen ba ci buntu kër gu mag yi di hôtel de ville ñun ñu dëkk ci dëkk bi ñu ne nañu ñëw fekk si leen bu ñu ñëwee xool bu ñu gisee bu ñu làmbee bu ñu dajee dina dalal seen xel ndax traité de Marrakech ñu ci bari dañu jàpp ni lu compliqué la ñu bëri dañu jàpp ni buñ ci duggee mën nañ am ay gàllankoor ñu xamal leen ni traité de Marrakech du lenn lu dul ci wàll gi jaamu yàlla rek la. jaamu yàlla la ci wàll gi jaar yi mu mel ni Ali dafa am loo xam ni man nii ngay waxal sax am na lu ma ko seetlu muy sama laaj ndax bu fekkee autorisation boobu am na ñu jël mbind moomu transcrire ko en braille def ko sonore surtout sonore bi moo tax est-ce que bu ñu ko defee sonore lecture dina yomb est-ce que nit ñi du ñu jënd sonore bi di ko déglu te bàyyi lire je crois que ne am na inconvénient boo xam ne am na lu ñu ciy daw maanaam transcription boobu nga xam ne dañu koy def en sonore ñu koy déglu ñuy déglu nga xam ni texte bi la ñuy déglu est-ce que ñooñu du indi paresse ci lecture bi est-ce que aussi jënd livre bi dina yomb ndax boo amee sonore bi copier ko mooy gën a yomb ko dem jënd livre bi je crois que nekk na loo xam ne aussi c'est des difficultés c'est des problèmes boo xam ni mën naa yéexal procédure bi. jërëjëf gis nga traité de Marrakech ubbiwul buntu beeg palanteer bi rek yëkkati zeng yi sànni. traité de Marrakech dafa nekkal bindkat bi nekkal maison d'édition bi waaye nekkal way laago bi nga xam ne dina soxna loolu maanaam tey lii nga xam ne tey groupe bi ñu am biir INEFJA ma leen di jaajëfal ñu tudd G8 groupe boobu bu ñu liggéeyee tey li nga xam ne moom la Mamadou Samb joxe autorisation bu ñu ko defee braille duñu ko jaay dañu koy jox xale silmaxa yi nekk ci école yi ñu koy jàng bu ñu ko defee audio duñu ko jaay waaye itam kenn mënu koo jël ci ab clé di ko jox ma Samba wala ma Demba maanaam tey OMP yi daf ñuy gunge mu am benn plateforme bu nekk ci jaww ji boo xam ni du ko jóg man Ali ja mii rek mënu maa jóg sax dugg ci plateforme bi plateforme boobu ñi nga xam ni jafe-jafe wu jàng jafe-jafe wu liir ci ay gët la ñu am ñoom ñooy am accès ci plateforme boobu dafa am ay code yoo xam ne OMP yi moo koy jox INEFJA waa INEFJA tasaare ko ñi ñuy liggéeyandool ba tey jii xale bi bu bëggee tey lire livre bi day dugg ci plateforme bi kon xam nga kon il faut connexion am bu duggee ci plateforme bi mën na koo lire waaye mënu ko télécharger maanaam mën na jël mu lire chapitre 1 ba chapitre 4 mu sonn mu jël tablette poinçon mu ne lire na chapitre 1 ba chapitre 4 daal di dem tëddi wala dem feneen bu ëllëgee bu ñëwee day duggaat ci plateforme bi dem waaye du nekk loo xam ni dañ ko protéger ba tey ji du loo ñëw di ko fekk ci marché bi nga naan jaay ma son livre sàngam waaye déedéet OMP yi daf ko organiser protéger ko sécuriser ko ba ki nga xam ni moo def jaamu yàlla gu rëy googu tam moom it liggéeyam boobu mu am njariñ waaw. waaw pour man projet bi dafa ñëw dama koy est-ce que projet bi ñëwul aussi parce que ñi ngi nekk ci weeru mars. mu nekk weer boo xamante ne dañuy réclamer ay droits. bu ñu waxee éducation aussi mais l'accès aux livres aux œuvres aussi dafa mooy à la lecture. daf ci am solo man est-ce que projet bi ñëwul aussi pour réparer yenn inégalités yi tamit parce que boo seetee le projet OMP bi nit ci les non-voyants dañu limité woon. par rapport à la lecture Jawe mi ngi wax sànq naan est-ce que du tax nit ñi tayal moi je dis non parce que œuvre yi daaw ñu leen def en braille mais soo ko amee léegi avec l'évolution maintenant de l'éducation tig yaa ngi fi lépp a ngi fi évolution boobu mën nañu permettre wax dëgg yàlla ñu jël projet bi livre yi au lieu nga fay nekk di wut ku la ko lire wala ku la ko transcrire mais si tu l'as en version audio je pense que ni silmaxa bi mu toog di déglu yor écouteur am di déglu nii tranquillement et puis aussi day autonome. dëgg la
day am autonomie du fa nekk naan lii ak lee am nga ko sa machine je pense que ni le projet Ali est-ce que ñëwul aussi pour à bon échéant quoi. dëgg la gis nga maanaam jamono ji ñu nekk nii mooy jamono joo xamante ne nii lépp lu INEFJA yëkkati ànd ko ak ay partenaires am dafa nekk loo xam ni day ñëw di faj ak di delloo si liñ tuddee injustice di rétablir l'équité ndax tey boo jëlee jàng rek jàng rek di nga gis ay sénégalais yoo xam ne dinañ la ni bi ñu duggee école 1960 jotagul ndax tubaab bi mu ñëwee fii booba amaguñu indépendance l'école dugg bi indépendance ñëwee ñi nga xam ni ñoom ñoo jëloon réew mi fépp fu tubaab bi defoon benn école def nañ ko fukki école waaye ba léegi taxul woon ñu xalaat silmaxa yi donc waaye bi ñu demee ba indi école INEFJA ba indi ay éducation inclusive mu tas ci région yi la ñu ni léegi comme que nit ñi xam nañ ni silmaxa mën naa jàng lépp luy ànd ak jàng te mu amoon jafe-jafe maanaam mu doon injustice dëggantaan ñun dootuñu toog di xaar dañuy dem jëli ko ngir réparer ko loolu moo waral ñu jël suñuy yoxo jëmale ko ci OMP yi ngir xëcc loolu tam pour que Sénégal mën a réparer injustice boobu ak équité boobu waaye duggal ko li am solo mooy dañ ko duggal encore ci semaine ci weer ci bis bi nga xam ni mooy sargal jigéen. l'égalité des chances waaw. di sargal jigéen waaye tam ku wax jigéenu handicapé. ku wax jigéenu silmaxa wax ni kii handicapé la. jigéen rek nee nañ handicapé la. waxuma laa nu ne jigéenu silmaxa tey boo demee ci école inclusive boo demee ci INEFJA xale yi silmaxa yu jigéen yi mais ñoo fa ëpp ba pare ñooy xale yi gën a mën a jàng. répartir régler waat problème injustice bi ak équité bi mooy jox leen chance ngir ñu mën a réussir. comme que yàlla def na ba seen i waajur nangu nañ ñu jàng nañ leen accompagner. nañ leen accompagner jox leen chance ngir ñu réussir Ali yaa ngi koy wax ngeen ni jigéen rek handicapé la jaari moom mu ngi bëgg a xuus. naan égalité des chances. Ali fi may dugg foofu. mooy xale yi dañuy jàng. ñu ngi ci salon international du livre à Thiès mu demande lecture alors que le programme de l'éducation am na ay livres yoo xam ne dañu ko war a jàng est-ce que INEFJA xale yaa ngi ci biir programme bi ñu ngi ci système éducatif bi est-ce que livres yooyu nga xam ne état indi na ko ci enseignement général bu Sénégal bii est-ce que livres yooyu parvenir ngeen à transcrire ko en braille ba école INEFJA xale yi yor am livre yëpp nag laa wax. jërëjëf Jawe jërëjëf ndax gis nga soo duggee INEFJA dafa am lu ñu tuddee service de production braille man tey jii ba bi may gérer projet bi man maa nekkoon chef du service de production braille muy tey jii lépp jàngalekat lu mu soxla malgré traité de Marrakech bi lu mu soxla dañ ko defal waaye dañ ko daan defal par feuille. feuille par feuille lañ ko daan defal waaye nag Jawe ma di la xamal ni ci njàng mi ci boppam jafe-jafe pédagogique bi ci njëkk a am ci téere bi mooy da di nekk ay téere yoo xam ne adapté wul ak silmax bi ndax tey jàngalekat yi nga xamante ne ñi ngi ñuy déglu Sénégal dafa dugal benn programme bu ñu tuddee le curriculum de l'éducation de base muy CEB curriculum de l'éducation de base boo jàngee manuel am boo jàngee téere yi muy lire daf lay wax ni la daf lay définiral buy tëgg lan mooy lire lan mooy nafar dafa ni nafar mooy nga jëfandikoo say gët observation xool li nga xam ni moo la wër ngir mën cee tëgg bataaxal wala taalif wala leneen ak leneen kon ba mu waxee ni nga jëfandikoo say gët la dàq lu bari te loolu programme la bu éducation nationale di doxal donc loolu dafa nekk loo xamante ni mën nañ jàpp ni ñi ko doon tëgg dañu sore programme mu silmaxa wala koo xam ne jege na silmaxa nekku fa woon waaye tey jii bu fekkoon ni ma nga fa dina leen wax ni baat bii kat bu ngeen ko ciy dugal it war ngeen ci dugal leneen donc adaptation la ba tey fii ñu lay wax ak yéen li ñuy def mooy adaptation tey jàngalekat bi day jël livre boobu ndax livre yi ñu indi yëpp di ko jàngale élémentaire image la dafa topp rek tëgg bi dañuy jël livre boo xam ne page entière ñu gis ñaari mbër di lewato
duñ bind dara ci biir xale yi war a ko xool ngir mën a bind benn téere bi war a bind benn texte ci wàllu làmb. waaw xale est-ce que jàpp nga ni. waaw est-ce que jàpp nga ni am nañu droit parce que boo seetlee bëlee par exemple sur le projet OMPI. waaw daf ci am benn partie boo xam ne élémentaire daf ko ci moom mu jël ci partie bu wàll bu am solo nag. waaw muy mais didacticos yi nga xamante moom la ñuy utiliser actuellement ni la plupart des livres wax nga ko léegi image la. mais est-ce que aussi fidélité aussi ak authentification dina permettre ONG bi ñu jël image yooyu ñu effacer ko teg fi leneen. waaw kay loolu nag loolu la traité bi di indi. traité bi li mu bëgg a wax kilifa yi du lenn lu dul maanaam li ñuy naan yóbbante galgal tëjul lam li mu leen bëgg a wax moo di pédagogie spéciale bi bu ngeen ko bëggee dugal foo ngeen dem wax ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci secteur bi ñu wax leen naka lay demee un enseignement adapté bi ñuy def nii tey jii didacticos soxna si bind ko yow bindoo ko man binduma ko tey jii su ma jëlee document didacticos di ko soppi naam maa ngi koy def ndax xale yi waaye li may def di nekkul ci yoon ndax dafa am ñoo xam ni ñoom ñoo ko tëgg li tax ñu tëgg ko leer na ñu am aussi ay réserve yu ñu ci def mais ñu ko tëgg bu ñu juumee nag parce que nee nga bu ñëwee éducation pour tous waaw kay je pense que ñoom bu ñu koy tëgg war nañu même bu dul traité de Marrakech bi war nañu permettre aussi les spécialistes yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci enseignement spécialisé yi ñu may leen capacité ne serait-ce que bu ñu ko mayul ñëpp ñu may leen ko ñoom autorisation boobu ñu def ko parce que ñoom ñoo juum ndax ba ñuy tëgg ñoo waroon jël mënoo di décider benn chose ba pare di ko ñoom ñoo boddi pour nag régler boddi ko boobu nag inégalité boobu est-ce que mënuñu continuer le traité de Marrakech est-ce que bañ koy tëgg aussi est-ce que enjeu ci éducation inclusive bi amoon na waaw mën naa wax ni nag parce que bañ koy tëgg yàgg na waaw mën naa wax donc est-ce que yaakaaroon nañu éducation inclusive na toll fii ba indi problème yi waaw éducation inclusive mën nañu wax ni naam même bu fekkee ni tàmbali bi yàgg na tam dañu nekkoon ci ay hésitation waaye ci at yi fukki at yi mujj nii wax dëgg yàlla ñu ngi ci ay programme yoo xamante ni tey boo mën nga jël juróom benn région Sénégal yoo xamante ni ay école ña nga ca maanaam li ñu leen bëgg a xamal rek mooy borom xam-xam yi nga xam ne ñoo yor njàng mi ñoo yor téere yi nga xam ne dañ leen di jël ci njàng li ñu war a xam rek mooy lépp lu ñuy def nañu xam ni am nañu wuute ak ñoom ci wàllu mbindin ci wàllu melokaan te war a jàng ñoom li ñuy def damay wax ni silmaxa mënoo koo defal loo xam ni tey jii yow xalaate woo ko ci silmaxa da ngay réfléchir en tant que aveugle nga agir en tant que voyant waaye boo réfléchirul en tant que aveugle boo agiree en tant que voyant li ngay agir du mën a adapté ak déficient visuel te loolu nag tam formation la su fekkee ni ñoom ñor loolu tam amuñu formation boobu duñ même suñ ko bëggee def duñ ko mën a def ñun nag comme que ñun dañoo néew maanaam éducation inclusive ak silmaxeeg handicapé yi dañoo néew ñun ñoo war di yuuxu rek ñoo war di yëg ñoo war di dem ci salon yi ñoo war a dem ci séminaire yi ñoo war a dem ci kilifa yi ngir wax leen ñu nit ci leen bokk sóoraale leen. bokk nañ leen sóoraale ñu delluwaat fii ci salon bi ndax ci salon bi ngeen ñëw ñu invité leen li mu mel ni yaa ngi woon ci salon bi dund nga salon bi livre yi fi nekk daanaka ay doomu Sénégal ñoo ko bind am na contenu yoo ci gis am na loo ci déglu léegi na nga jàngatee actuellement suñuy lecture au niveau du Sénégal ak suñuy écrivains yi na nga gisee livre yi importance bi ak njëriñ bi. waaw foofu moom damay am benn regret bu ndaw boo xam ne rek wax dëgg yàlla mooy si sunu jamono ji ñu toll nii bi ma defee tour stand yi bi ma laajee livre yi li muy jar ci stand yi man di saaf livre téeméer boo xam ne man bi ma koy jënd bi ma ko doon jënd foog naa ni jënde woon naa ko lu mat ñaari junni ak sangam ñi ngi koy jaayee téeméer waaye fi mu toll nii dafa nar a des dem yoonam ça veut dire que ba tey jii lecture muy ci école bi muy ci bërëb bi dafa des te loolu dañ ci war a liggéey bu am solo en tout cas tey de maa ngi xamal njàccaar yi ñi nga xam ne dañuy lire ak seen i gët bu silmaxa yi amoon occasion tey di mën a dem jënd ay livre téeméer yoo xam ne mën nañ jël commencer page première page ba dernière page kon foire bi premier jour am la livre di jeex waaye li ñu fi gis aussi moo di gis nañ ñi am na engouement c'est-à-dire les auteurs ci seen bopp
malgré loolu lépp teewul ñi ngi produire ñi ngi créer ay livres yoo xamante ni di ko adapté ci dundini aussi askan wi parce que bu njëkk tam da nga daan gis ay de la littérature boo xam ne littérature française ak yeneen ñi ngi ñëw di wax ci askan bi di wax ci jafe-jafe askan bi di wax dund yi ci kër yi loolu lépp gis nañ ko ci livre yi te loolu dafa am solo aussi. jaari dund nga salon bi fii lañ la fekk yow tam jaaroo ngay waajal émission bi di jaabante ndaxte bu ñu fàttali yow tamit enseignante spécialisée nga xam nga lecture noo dundee salon bi jaari ak ñi ma présenté ci écrivain yu am doole xarañ yi taalif yi ñu fi génne noo ko dundee. waaw foire bi je pense que man depuis 3 ans maa ngi participer ci foire du livre mais cette année dafa am particularité particularité peut-être mën naa ne stand INEFJA bi nga xam ne innové nañ ko ci bokk na ci parce que la plupart bu ñu ñëwee ci stand yi dañuy bëgg jënd livre yi malheureusement que ren INEFJA comme day doog a démarrer deful exposition vente mais je pense que à partir de maintenant dinañ ci tirer ay enseignements parce que le coordinateur à chaque fois bu ñu paree dañuy toog ñu waxtaan ban impact la journée bi am mais je pense que li ñu jot a évaluer mooy déwén incha allah dinañ def exposition vente cela veut dire que ni y a du pain sur la planche si li nga xamante ni mooy le groupe OMP yi INEFJA G8 fi mu toll nii dañu war a produire li nga xamante ni déwén bu ñu ñëwaatee fii ci stand yi parce que loolu li ma ci neex mooy les enfants des écoles ñoom ñoo ko demandé xale yi suñ demandé parce que man ñëw naa fi avant Covid bi dernière foire bi fi am affluence bi am ren amu fi woon franchement xale yi bëgg nañ ñi ngi ñëwaat ci lecture bi li ci des kay moom mooy nañu ubbi buntu yi yombalal ko xale yi jàngalekat yi aussi demaat aussi ci li nga xamante ni mooy lecture bi même si tu veux être un bon mathématicien un bon scientifique il faut être un bon littéraire parce que la science c'est allié à la littérature boo nekk aayul littérature aayoo français déggoo tubaab mënoo décortiquer mathématique bi parce que mathématique bi du 2x plus b kese dafa am benn raisonnement booy def pour nga raisonner nag il faut sa xel màcc et je pense que xale yi lu ci mel ni je ne peux pas citer des écoles mais il y a des écoles qui sont là aujourd'hui di prôner excellence mais vers la littérature et la lecture ni ñuy défendre les matières scientifiques nañ ko défendre noonu les matières littéraires la preuve en est que aujourd'hui au niveau du foire li ci gën a neex on a eu une des élèves de l'INEFJA qui a presté parce que y a un stand boo xamante ne maison d'éditeur gi Fadje édition ay slameur ñoo ko moom ñuy édité lan lañ ñoo jël xale boobu ñëw teg ko xale bi presté parce que dañ ko doon mettre à l'épreuve heureusement pour elle a presté benn œuvre Fatou Diom la presté en slam donc en dehors maintenant de la lecture sax dañu war a développer les maisons d'édition ba pare lii ñu indiwaat ko biir INEFJA ñu def transformation conversion bi mu ñëw parce que même xale yi bu dul lire bi mën nañ ko utiliser def ay poésie mën nañ ko utiliser def ay slam mën nañ ko utiliser ñoom di bindal seen bopp parce que xale yi am na ci ñoo xam ne bëgg nañ bindatu foire bi moom c'est venu à son heure. c'est venu à son heure Ali dégg nga ko jaari dafa xër waaye dugg na loo xam ne galgal la jaari nee na déwén di ngeen participer di ngeen jaay xaw ma ku ngeen di jaay ak kan mooy jënd ku mënul Braille ni muy jëndee livre Braille. pour nga xëy na saa ñu jënd jaay dañ may koy may parce que sànq boo déggee ci panel bi. le doyen Youssou Faye ñi koy rendre hommage kooku suñu monument la. nee na erreur la nga ne du ma jàng Braille parce que silma xaw ma. képp koo xamante ni da ngay lire ba ngaa bëgg bindantu di liifantu di bind. da ngaa war a jàng Braille ndaxte. mi ngi mel ni ngay jéggi tali bi rek. gis benn silma xam bu gisul doo ko jéggi. liir bi loolu la mën nga dugg ci pharmacie. kon mbokk yi jàng leen Braille ndaxte am na livre Braille yenn la génn yoo xam ne ku jàngu Braille doo ko xam te le contenu est riche Ali bi ñu bëggoon rek temps bee ñu xoj nga dugg ci importance lecture joxaale sa kàddu gu mujj. waaw jërëjëf wolof yi magi wolof yi dañ daan wax naan ku naan ci téeméeri teen wala ku dem ci téeméeri dëkk ku julli ci téeméeri jàkk ñooñu luñ la wax dëgg la waaye mun nañ ñi ku jàng téeméeri téere lu mu la wax dëgg la donc te téere mooy livre te livre lecture moo lay may nga am xam-xam te tukki woo ko soo mënul tukki boo liiree am xam-xam soo mënul a voyage soo mënul def tourisme boo liiree yaa ngi def tourisme boo liiree yaa ngi dund lu weesu yaa ngi dund le passé ndax tey jii lan moo ñu mën a wax ci Lat Joor fekk wu ñu Lat Joor fekk wu ñu yonente sallallahu alayhi wa sallam waaye ñi ngi koy wax ba tey ku yëkkati di wax nga foog ni kii moo ko doon jàppal saagam wala nangam te mbind la sukkandiku kon ñun ñëpp nañu dem ci livre
nañu lire ngir réew mi gën a mën a dox xol yi gën a mën a ratax diggante yi gën a mën a ratax yàlla tàppe xol yi wasalaam jërë ngeen jëf sant le directeur de l'INEFJA au passage parce que effectivement aussi moo ñu mën a faciliter permettre ñu ci projet yi ba ñu mën di indi ay projet di ko dugal ci INEFJA pour le bénéfice des aveugles moom aussi ñi ngi koy sant wax dëgg yàlla di sant ñëpp ñi nga xam ne ñooy agent INEFJA di sant nos partenaires ah muy association aveugle yi muy SHE muy OMP yi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant leen gërëm wasalaam di sant aussi seen auditeurs yeeg seen téléspectateurs yeeg seen internautes yi jërë ngeen jëf. merci beaucoup Ali Diary yaa ngi ko dégg Ali wax na importance lecture yow itam nga bëgg lecture ndaxte lecture moo tax nga ñemee taalif te ku bëggul lecture doo def taalif wax na ko ci mbind mi ngay jaaree pour mën a lancer un message de poésie Diary looy ñaax les élèves ndax yow da ngaa jege xale yi da nga approché xale yi da nga bëgg xale yi am ndam te ñu ngi ci salon du livre nga ci xar sa tànk tubéy gis naa nga waxtaan ak ay proviseurs école gis naa nga waxtaan ak ay xale gis naa ngay topp xale yi ci seen poésie ak seen taalif loo leen di ñaax. waaw li ma leen ñaax rek mooy di leen wax ne mooy li ma mujjee wax sànq rek lecture bi dafa am solo livre yi am na solo mais aussi projet OMP bi fi mu ñëwee tamit am na solo parce que même bu fekkente ne nekkoo silmaxa xalaat élève bu ndongoy silmaxa na nga dem nga utiliser ko parce que pour lan léegi xale yi dañoo tayal ak nouvelle technique yi donc ñoom déglu ak seeni smartphone di déglu audio yi moo leen di gën a yomb sax ñuy dem donc je pense que ñaari moyens yëpp baax na lire bi baax na mais bu ñu ko mënee déglu tam di ko appliquer parce que tout à l'heure gis nañ fi les enfants les élèves de d'Idrissa Diop ak seen principal ñu ñëw jox benn prestation au niveau de l'INEFJA may leen ko donc loolu xale yooyu noonu loolu dañu bind les enfants ont écrit parce que les enfants ont aimé donc li may ñaan mooy projet bi état bi mu jàpp ci ñëpp jàpp ci askanu éducation ci boppam na ci jàpp pour mu jëm kanam parce que su sotti loolu INEFJA kese mais Sénégal yëpp lay sotti et am na ci yeneen pays yi ñoom commencé nañ ko ñu ngi koy doxal je pense que pourquoi pas le Sénégal mën na bañ a nekk en reste xanaa di remercier aussi vraiment suñu coordonnateur Ali Moussa Boury Diouf parce que moom lii peut-être bëpp bi mu ñëw jour bi mu tegee tànkam premier jour INEFJA la amoon sabab bi ma naan ko dina ñëw tey bu ñëwee aussi dañ koy rendre c'est un mérite di ko wax yéen bi yàlla na oyof ci moom mais di remercier comme Ali ni mu ko waxee le directeur de l'INEFJA parce que ñun ñëpp nous sommes des agents de l'INEFJA ñu bàyyi yi depuis mardi ñoo ngi fii bu ñu fi ñëwee 9h balaa ñu fi jógee 22h ça veut dire que vaqué nañ ci suy ay cours kon Sakoura Gueye mention spéciale et encouragement à tout le groupe G8 di leen wax ne rek ca kaw ca kanam ci lu baax dina ñëw mais di remercier aussi le coordinateur du SHE INEFJA Ali Dia qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité mais pour la réussite aussi du projet OMPI ak Aïssatou Dardache Cissé machallah chapeau à vous. merci Diary merci Ali Dia merci seen réponse à notre invitation salon Bango di remercier sama jigéen Ndeye Fatou Diop mi nga xam ni dafay yar xale encadrice de collectivité éducative bëgg xale ñëwoon ci salon bi aussi xool ci livre yi moom def naa portable am la lire waaye Ndeye Fatou ñu ngi koy digal ak ay xaritam ni ñuy jënd livre yi di lire ndax lecture dafa am solo Diary merci beaucoup chaque fois ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant lii doyu fi xaju fi ndax jaaroo ko xale yaa ngi lire ci internet via internet mais am na livre yoo xam ne nekku ci internet bi et dañoo am importance boo xam ni il faut nga dem doxalu jënd ko bu ko defee itam ñuy ñaax les proviseurs les écoles ñu daal di redynamiser les bibliothèques surtout écoles yi nañu delloowaat lecture bi ci bibliothèques yi daal di koy renforcer imposer les élèves ñu dem lire parce que xale yi bu ñu waxee nga xam ne amatuñu culture xale yi bu ñu waxee nga xamante amuñu les mots xale yi bu ñu waxee nga xam ne amatuñu grammaire bu baax donc manque de lecture moo ko indi di leen sant di leen gërëm di gërëm l'équipe technique bu fi nekkoon muy suñu technicien yi fi teewoon di gërëm le PDG Pape Doumbia di leen gërëm yéen ñëpp téléspectateurs yi di leen jox dig daje ci benn émission éducation seen émission précise éducation yar yaru yeete di leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen invité ànd ko suma jigéen Diary merci beaucoup